asalaamaaleykum mbokk sénégalais yi ñu ngi nuyu bépp sénégalais foo munti nekk ñu ngi lay nuyu di la siyaar di la màggal man nag moom sama wax du ci bari parce que yaakaar naa luñ fi waroon a wax ñëpp wax nañ ko ku nekk mu ngi dugg mu ngi wax lu may xalaat mu ngi wax li ne ci xelam. Man moom dafa am loo xam ni loolu laa bëgg gouvernement bi bàyyi ci seen xel maanaam nit buñ la falee buñ demee ba ñi la fal bëggatuñ la da nga war a am grandeur bu toll ni nga dem ci jàmm ak salaam parce que nag Sénégal kenn moomu ko. Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk ñëpp ñoo ko bokk te Sénégal dafa am affaire yu bari yoo xam ni léegi dañ ko perte mais sama waay ku gis nen a ngi nii loolu mooy li am ndax tey dafa am loo xam ni wax dëgg fa yàlla man mi nga xam ni comme dañoo wax ni ñu jànguñu muusuñu man mi nga xam ni jànguma sax duma ko def bu état affaire Assane Diouf munoon naa def lu nekk munoon naa def façon stratégie bu nekk ba mu des di ko tuumal loolu pour rek mën a teg ci moom loxo mais loolu mooy wone maanaam seen politique bu salte boo xam ni ñu ngi koy def ci biir Sénégal parce que ñoom ku ñu bëgg a tëj dinañ jël ay affaire dinañ jël ay wax teg ko sa kaw ba jàpp la tëj la. da ngeen xam benn affaire nag gis nga li ñuy wax naan cada uno se lo devuelve la misma moneda maanaam ku ci nekk gis nga dërëm bi nga joxe boobu lañ lay delloo. ku wax ngeen jàpp tëj ku wax ngeen jàpp tëj na leen wóor ni yéen tam bés bu ngeen di wàcc di ngeen mos te bu ngeen di mos tey metti parce que nag lu leen neex ngeen nekk di traité sénégalais yi dégluwu leen kenn faalewu leen kenn yéen a ngi jàpp ni ñuy wax ni bëriwuñu wala dañ leen neexal wala ci ginnaaw gi loolu du lu am. Man musuma voté xaw ma luy voté musuma voté kenn neexaluma xaw ma kenn toppatoowuma affaireu kenn mais dama xam ni lii may wax nii mooy li am bu leen kenn ndax sénégalais yi sonn nañu nelawuñu te ñu mel ni Assane Diouf y a des millions yoo xam ni man tey Assane Diouf li muy wax daf maa neex waa li muy wax di wax gouvernement bi dëgg man dama cee ànd te nag ñu mel ni moom c'est des milliers problème bi mooy lenn ñemewuñu taxaw fësal ko di ko wax ci kaw comme moom li mu koy waxee mais seen biir xol boo ko ubbee y a des milliers de Assane Diouf te am na ñu bëri ñoo xam ni bu fekkee dañoo jàpp ni bu ñu téyee Assane Diouf tëj ko wala delloo si ko Sénégal tëj ko ñoom ci loolu la ñuy am jàmm bu boobaa cas bi jeex na mais su boobaa na leen wóor ni ki créé nañu jox nañ Assane Diouf ampleur boo xam ni jox nañ ko maanaam doole boo xam ni ñoom sax xamuñu ko parce que naa leen wax Assane Diouf lu tax ñu mën ko delloo Sénégal c'est parce que amul këyit ñu ngi koy ñaanal yàlla mu am këyit ñu ngi koy ñaanal yàlla aussi ñu bañ ko delloo ndax buñ ko fa dellooyee dinañ ko toroxal loolu ñun ñëpp xam nañ ko foofu amul loi dëgg neexul amul loi lu leen neex lañ lay def dañ lay jàpp di la dóor mën nañ la rey ci biir prison bi ñu def la lu ne moo tax ñu ngi koy ñaanal yàlla mu bañ a yegg foofu mais am na si ñoo xam ni comme Assane Diouf ni mu amulee këyit moo tax mu nekk service d'immigration am na ñu yor këyit juddoo États-Unis yor ay nationalité américain yi du ñu mës a joxe seen citoyen te ñu tëdd ci passeport américain te am xolu Assane Diouf mer ci ni ngeen def Assane Diouf c'est des milliers bu leen na leen wóor nag su ngeen ko jàppee delloo si ko Sénégal di ngeen gis ay milliers de Assane Diouf yu taxaw di buddil seen ndey ba pare yor ay passeport américain ba ñu xool yéen lan ngeen ci mën waaw fu ne nag ñii passeport xam naa moom France moom comme France yéen jaay ngeen nu France moom foofu lu ngeen fa mënti bëgg di ngeen ko am foofu moom bu fekkee ab sénégalais mu ngi fa sax yor passeport français bu ngeen ñëwee moom foofu mën ngeen fa lu ne mais naa leen wax xam ngeen ñaata sénégalais ñooy vivre en États-Unis yor ay passeport américain ba Paris am lu leen metti ci li ngeen def Assane Diouf c'est des milliers bu ngeen ko jàppee tëj ko delloo si ko Sénégal tëj ko na leen wóor ni y a des milliers de Assane Diouf yoo xam ni dañoo yor ay passeport
yor ay passeport laa la wax passeport américain dinañ fas yéene nañu taxaw buddil seeni ndey fii ba suba te ñooñu bu ñu ñëwee ñooñu ñooy ëpp ay nit yu leen di suivre. Espagne am na ay millions yi sénégalais yoo xam ni dañoo yor passeport espagnol di yëg li Assane Diouf di yëg mais Macky Sall bàyyil xel ci sa jeunesse, bàyyil xel ci sa réew. bu la tubaab yi noot ba mu la jaral nga bëgg sacrifier la jeunesse sénégalaise loolu duñ ko nangu. li Alpha Blondy doon way ñëwaat na, les ennemis de l'Afrique ce sont des Africains. ay tubaab ñooy ñëw promettre le pouvoir jël la teg la foofu ba pare nag ne la nag léegi lu ñu wax loolu ngay def léegi ci yow la ñuy jaar bay sacrifier ba ñuy sacrifier ñun loolu duñ ko nangu. waaw on nous tue mais on ne nous déshonore jamais. dinañ ñu rey mais duñ ñu rusloo kenn duñu gàcceeloo. ñun xeexuñu pour pouvoir, xeexuñu pour ñàkk pouvoir, ñun li ñuy xeex mooy suñu liberté. freedom fighter ñun loolu lañ gëm. nit da ngay xam ni ki amuloo lu dul sa fierté et l'orgoglio eso è lo che una persona. nit ki dafa war a am fierté, nit ki dafa war a gëm boppam. bul nangu kenn ku la buux, demalal sa bopp. parce que koo nangu ku la buux jiital la ëllëg ci biir boo amee loo bëgg ci li mu bëgg loolu ngay def. donc il est temps ngeen réfléchir, il est temps ngeen bàyyi xel bu baax a baax jeunesse su africain bi bàyyi xel jeunesse su sénégalais bi xam ni ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak bàyyi, ñun ñëpp benn lañu. mais nag boo nekkee président jiite il faut nga xam ni ki yow ñaari kanam nga yor, lu espagnol naan dos cara. ñaari kanam nga yor. benn kanam bi mooy kanam boo xam ni boobu sa jikko la, moom ngay doxee sa biir kër, moom ngay doxalee ak sa famille, moom ngay doxalee ak say am di jàmm. beneen kaara bi mooy boo xam ni boobu institution biñ la dénk kanam boobu nga war a joxe foofu. léegi nag man je pense que yow dangaa jaawale sa jikko dëggantaan ak ni nga war a comporter comme président. parce que da nga jël sa jikko dëggantaan bëgg ko teg ci siège bi nga toog te là ça va pas marcher. am na ay nit yoo xam ni dañoo mel ni yow, yaa ngi dégg, am seeni jikko dëggantaan jiite ay kuréel mais jikko boobu noonu bés jour bi ñuy génn seen kër di dem fi ñuy liggéeyee jikko boobu noonu dañ koy bàyyi seen biir kër ñu demee ak professionnalisme. léegi nag boo bëggee jël sa jikko bëgg ko yóbbu fi nga xam ni fa ngay liggéeyee sa liggéey lim laaj ak sa jikko bokkul, nga bëgg a appliquer sa jikko, là ça va chauffer. il faut que ngeen xam ni ki sénégalais yi nelawatuñu, sénégalais yi am nañ lu leen metti. parce que nag yow li ñuy wax naan buñ lay jiiñ dëmm ñëw fekk la ngay seeñoo yax. parce que ñi nga jàpp tëj yépp dañ doon wax ni dañ leen di jaay doole, yaa ngi dégg, da leen daa ragal opposé ak ñoom et tout moo tax mu jàpp leen tëj. mais yow da nga ñëw firndeel loolu. lu tax may la da nga ñëw firndeel loolu. Assane Diouf bi nga jàpp, man damaa jàpp ni ki wax dëgg fa yàlla munoon ngaa jaaree fu ne ba mu des di jël lii di ko teg ci deram pour rek mën ko jot. donc loolu xam nga lu mu signifié ni ki ni nga jot a jàpp yëpp di leen tëj da nga leen di xool ragalee leen dara jël benn prétexte teg ko seen der jàpp leen tëj. mais Macky lan nga bëgg sacrifier Sénégal? Macky ñun dañoo tukki mais dañoo am ay frères, am ay sœurs, am ay parents, am ay am di jàmm Sénégal, amuñu lu dul Sénégal. Macky ngir yàlla ak unité bi xoolal sa bopp nga bañ a sacrifier sunu jeunesse. parce que lii nii fu muy jëm ñëpp xam nañ ko. yàlla nañ ci yàlla musal. xol yi tàng nañu, nit ñi mer nañu, xamatuñu lan mooy dëgg ak lan moo dul dëgg. ñi nga xam ni ñoo war a nekk ci kanam jiite affaire bi, ñi ci nekk ñeneen ñi topp ci ginnaaw, ñooñu ñoo njëkk a dëngal. loolu moo tax fi mu nekk nii réew bi c'est du n'importe comment, lu nekk moo fay am. Macky Sall ñun dañ laa gëm. ñun dafa amoon loo xam ni loolu lañ doon séntu ci yow moo tax ñu jël la teg la. léegi nag loolu bu amee
yow mi yaa war a xoolaat sa bopp. ki ci mel ni Ablaye Wade bés bu muy génn Sénégal ay sénégalais yu bari génn nañu àdduna dee nañu ci ay manifestation kooku tey muy ñibbi si ay sénégalais yu bari génn di ko topp laa ak ku mu mënti doon noo mënti nilaar di nga toog nga xoolaat sa bopp nga xalaataat mais lii lan moo tax lii mu am ki nga xam ni bu mu fi génn dañ koo dàq tey mu ñibbi si ñëpp topp ci ginnaaw kon war nga xoolaat sa bopp. te nag man lenn rek laa lay ñaan bu fekkee tu n'as pas signé le pacte avec le diable pour sacrifier ay sénégalais direct tuuru ay guerre civile ñi ñiy dee bu fekkee defuloo signe boobu noonu signé wul loolu maa ngi lay ñaan yàlla ngir yàlla nga dimbali ñu am grandeur bu toll ni bés bu élection jotee nga bañ a def comme ni nga def élection législative yi nga jaarale ko ci yoon nit ñi dem voter boo perte nga xam ni perte nga génn nga abal ñu ki gagné mu ñëw tegu ñu xool kooku tam naka la ñuy dikkee parce que Afrique chaque fois koo gën a yaakaar bu ñëwee wor la indi la ay musiba yu kenn xamul mais nag wax dëgg fa yàlla Sénégal bi mu nekkee Sénégal ba léegi lii mësta am lii moom c'est la première fois mu am Sénégal waaw koo xam ni yow mënoo wax dara kenn mënul wax parce que xam nga sénégalais li ma lay wax la sénégalais kenn mënu ko noppil loo sénégalais ba ci tàppet bi gën a tàppet ci sénégalais yi boo ko waxee ne ko noppil am nga problème da nga koy rey mais day wax. te li ma leen wax la bu fekkee Assane Diouf occasion ngeen am ci moom parce que xam ngeen ni amul këyit ngeen téye ko bëgg ko delloo Sénégal na leen wóor ni ki bu yeboo ngeen ñaan yàlla ñu bañ ko delloo Sénégal mais Assane Diouf ba bu mu nee cëpp Sénégal na leen wóor ni y a des milliers de Assane Diouf comme yéen ñemewu leen ay passeport américain ak ay passeport yeneen dëkk yi am na ñu bëri ñoo xam ne ñu ngi yor passeport yooyu noonu double nationalité te dëkk bi ñu nekk comme citoyen dëkk boobu da leen permettre loolu noonu dinañ taxaw di buddeel seen ndey bés bu nekk te ñooñooy gën a siiw ñooñu ay milliards xam nga Sénégal 14 millions la mais bu boobaa ñooñu ay milliards sénégalais ñoo leen di seetaan bu fekkee loolu ngeen ciy ragal te bu boobaa ñooñu tam dinañ fexe ba am coordonnée di am source yu leer nañu comme Assane Diouf source yu mu doon am. bu yeboo ngeen xoolaat seen bopp ngeen xam ne fii ngeen teg seen tànk ça va pas marcher du dem wasalaam.